asembala xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dongul la mbalax ba mu ne fan si bëggee bu leen di sonal leen yow du mel ni la yàlla noppi na bakkan mbalax xal ñu dellu ngewel musique amul coow ni dongul la ku ne xam na ndaanaan lu mag lay doon wala sax groupe de rap la boo xamante ni ay ndaanaan lu fii ci Sénégal di kër gi crew ñoom la ñu dalal ci plateau Sama Sénégal dañu dem régie juste après bu ñu dellu siwaatee yeggale plateau Carlou D featuring ak ki nga xam ne moom moo di couple Mabo di gëm sa gox kon nag bul naa ngi faa balaa nga nax saa yi toogal ci dëkk bi nga defar sa réew boo defaree sa réew ëllëg di nga ci jariñu sa morom jariñu ci nee nañu réew kat doomi réew mi ñoo koy defar kon nag ñun ñooy doomi réew mi nañu toog suñu biir réew defar suñu réew bu jotee nag ngir ñu génn nañu dem uti ji ngir indiwaat suñu réew donc c'est très important loolu nga xam ne moom moo di clip bi ñu doon seetaan léegi El Hadj Babacar Fall yegg si na borom 33 demel yi Fall xam nga ni say maam 33 dammel lañu fii ci réew mi wax nga dëgg nag waaw barke borom Touba ak yow yaa ma xam liggéey nañu lu ne ci réew mi waxal déwén waaye Padros maa la wax lii barke borom Touba ak njëram su ma la doon limal fii da nga naa ma non Padros te maa jël sama salaire bi ma encaissé barki démb rek jox la ko en tout cas wax nga dëgg moom lu leer laa la wax leer 33 dammel li ngay wax ni kenn mënu ko pare Cheikh Fall di sa maam teg ci wallaay borom faraxati jam na ndeer ba maam Cheikh Fall wallaay ndeysaan foo ne li nga sant yàlla bu wér tey mais kontaan naa nag li nga ubbee moom fi mu ubbee baax na dal na xel baax na bis bu jot ma ubbee fu ko raw day ubbee foofu ci say maam lay jàll wallaay directement laa la wax nii am na solo parce que yow cër yi nga am ci émission bi dafa rëy ginnaaw ministère de la santé bu ñu xëyee fukki waxtu ci suba génn bu wax amaate yaa waxaat bu ngoonee ñu fam fàcceel leen ko wax lii waaw moo tax ñu nga am solo ci plateau bi daal xeex bi ñëpp ci war a jàpp waaw vraiment c'est ça yamoo ci nag da ngay xool leneen loo xamee tukkee na ci réew mi ak ca bitim réew sax nga boole ko ci di actualité yi nga xamante ni ruus na tey tout à fait voilà mais naka mu sant yàlla bu lépp taw feex rek alhamdulilah pare nga waaw pare naa d'accord ñu ubbee kook li nga xamante ni moom moo di Jeux olympiques bi nga xamante ni moom moo di Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xamee reporté nañu ko waaw Jeux olympiques de la jeunesse bi nga xamante ni jàppoon nañ ko fii ci Dakar ci 2022 dafa am dogal bu génn léegi wax ni reporté nañ ko ba 2026 loolu nag ci sàkku teefu 2026 c'est pas possible maanaam fii ak juróom-benn at parce que ñu ngi ci 2020 ba 2026 bon juróom-benn at mais 2022 la waroon am Sénégal waroon ko abrité njiitu réew mi président Macky Sall ñaan par rapport ak contexte bi ñuy dund xëy na njortu na ni ba lay egg ca 2022 la waroon yemb yëpp du yemb mu ñaan comité national olympique international olympique du moins ñaan leen pour ñu dàq ko ñoom tam bi ñu dajee seen biir gis ni lu war a mën a nekk la pour ñu dàq ko ba 2026 waaw d'accord bi ñu dajaloo ci seen biir ñu ñaan ngir ñu dàq ko ba 2026 bari na ay conséquences yoo xamante ni dina ci am ci diggante bi waaw du ci ñàkk conséquences yi mën na ni ay conséquences yu baax la comme yu baaxul mais mën nañ jàpp ne lu ci ëpp daal parce que dina arranger ñi nga xamante ni d'abord ñoom ñooy fédération internationale ñu gën a préparer wu d'accord parce que tamit quoi qu'on puisse dire chamboulement amoon na ci calendrier sportif bu monde bi Jeux olympiques ci boppam waroon naa am 2020 bi fële ci Tokyo ñu repousser ko donc loolu déjà rek day indi chamboulement ci li nga xamante ni moom mooy fédération internationale yi ci seen niveau préparation athlétique yu demee noonu dina permettre aussi Sénégal ñu gën a préparer wu parce que 2026 fii ak juróom koo xam ne da nga waroon organiser fii ak ñaari at ñun la fii ak léegi juróom benni at la di nga gën a préparer wu par rapport ak infrastructure yeeg yeneen yi ci aju yëpp pour nga xamante ni boo cay egg di nga ko gën a mën a jënd waaw loolu nag ay conséquences yoo xam ni dañu mën a jàpp ne ay conséquences yu positif la li ci métti rek moom mooy pousse bi mu ko pousse ak date bi ni mu xaw a sore mais nag contexte bi tamit moo ko laaj contexte bi moo ko laaj contexte bi nga xamante ni laajoon na ñu tëj frontières yi bari na nga xamee aéroport yu bari dana ko tëjoon ba dem lante beeg dikk bi lépp dana ko dakkaloon Sénégal nag ci boobu ak léegi ubbiwaat na li nga xamee moom moo di aéroport bi waaw tey jii di mercredi 15 juillet wala boog démb ci minuit ci la Sénégal ubbi ay frontières yi nga xamante ni moom mooy frontière aérienne au niveau international leneen li nga xamante ni moom moo ci bees moom mooy que
ku nekk xam na ni Union européenne dañu waxoon ni seen espace frontière ñoom ñeenti dëkk ci Afrique rek lan ko ubbiloon Sénégal bokk ci woon loolu nag xawoon naa metti ñi nga xamante ñoom ñoo njiit yi ñu nekkoon di waxtaan ak Union européenne pour loolu ñu jéem a xool nun koy régler gis nañ ci saafara parce que léegi Sénégal ubbil nañ ko frontière Union européenne même ci période contexte pandémie bi nii loolu nag ki nga xam ne tey moom mooy directrice de la santé publique muy docteur Marie Khemesse tey dafa demoon aéroport international Blaise Diagne di xool dispositif bi ñu teg par rapport ak réouverture frontière yi ci la ci waxaale ni dégg na ni njiitu réew bi d'accord nañ ak waa kilifa yu Union européenne pour ñu ubbil Sénégal ay frontière am bu ko defee mu dem lante bi dikk bi ci cadre Europe ak Sénégal wéy di continuer mu nekk demlante bi dikk bi ci yeneen frontière bu mu wuteeg Union européenne nag est-ce que dinañ ko ubbi waaw dinañ ko ubbi bien sûr loolu la mu doon wax ni parce que dëkk yi ñu permettre woon Sénégal bokk ci woon mais bi ñu waxtaanee de manière diplomatique xëy na autorité trouvé nañ terrain d'entente ba nga xamante ni léegi ay vols yi dina mën a dem ci ñaari sens yëpp d'accord li waraloon ñu tëj li nga xamante ni moom moo di frontières yi ci loolu la ñuy dikk di Covid-19 ak situation yi nga xamante ni bis bu jot nga jotali na ko tey situation yi lan ak lan lañ ci mën a am waaw d'abord li ñuy njëkk a noté ci situation tey bi mooy démb danoo noté woon benn situation bu xaw a dal xel parce que démb bilan bi nga xam ne ministère joxe nañ ko amul woon décès cas yi nga xamante ni moom moo doon cas ay positif tamit dafa wàññeeku woon démb mais li ñu seetlu tey moom mooy am na ñetti décès waaw bilan bi ñu joxe tey am na ñetti décès cas positif tamit dafa yokk parce que ci 804 tests yu ñu def 126 ñoom ñoo ci positif 126 cas positif 90 cas yi ay cas contact la 2 nekk ay cas importés 34 cas communautaires 34 cas communautaires waaw mu xaw a nekk loo xamante ni tamit xaw na doy waar trop d'accord bon nombre de guéris yi nekk 25 nombre de guéris 25 boo xoolee xam nga wàññeeku na nombre de guéris yi tey dafa wàññeeku maanaam ñi wér dafa wàññeeku amaan na ay décès parce que démb ñi ngi amoon plus de 80 et quelques démb waaw mi ngi noonu amoon plus de 80 et quelques guéris tey ñu am 25 démb amuñu woon décès tey am na ñetti décès waaw bu ko defee kon c'est compliqué c'est compliqué bu ñu xëyee suba teel yaakaar ni tey la xel war a gën a mën a dal voilà affaire yi gën ñoo perturbé voilà liñ ci mën a jàpp rek moom mooy que mbas gën na waaw mbas maa ngi gën na war daal waaw du gën a war mbas maa ngi fi maintenant teg ñun ci cas yi nga xamante ni moom moo lëmbe ci yenn gox waaw c'est ça cas communautaire yi Ziguinchor la moo ci am Popenguine am na ci Cambérène am na ci Tivaouane am na ci Mbao Parcelles Assainies Pikine Pout Touba Derklé Dieuppeul Guédiawaye Xombal Liberté 3 Liberté 1 Mariste Ouest Foire Passy Rufisque ak Saint-Louis. mu mel ni heure bu ñu xëyee Dakar mooy gën a impacté ci feebar. tout à fait loolu moom ba ko ministère de la santé waxee xaw na yàgg tuuti. Dakar daal mën na ni fii ci Sénégal moom mooy épicentre u maladie bi fii la maladie bi ëppee. lu muy am entre Dakar Thiès ak Diourbel daal. fa la mbas mi gën a lëmbee boo seetloo sax yeneen gox-goxaan yu ci mel ni boo xoolee ci kaw vers ay Matam ay Podor yooyu gën nga fa dégg ay cas boo jëmee ni ci est bi côté Tamba ak ay Kédougou yooyu gën nga fa dégg cas côté sud bi tamit mi ngi stabilisé wu tuuti fi mu des daal moom mooy entre Dakar Thiès et Diourbel axe boobu daal fi mu ne nii entre Dakar Thiès Diourbel waaw surtout cas communautaire yi foofu la gën a waaw foofu la gën a kii daal solution moom war nañu ko am ci nu mu gën a gaawee ngir ñu mën a jindiku ci feebar bi parce que fi mu ne nii sonn nanu te ñu ngi jëm ci tabaski ñu ngi koy waxtaanee fii mag yow tabaski bu ñu ciy jëm nag dajaloo bi dafay bari ci marché yi ak ci yenn place yi nga xamante ni plus souvent dañu fay dem ngir dem xool naka la ñuy def pour tabaski bu neex voilà donc nag loolu mënut a ñàkk mais il faut ñu ànd ak kaaraange goo xamante ni moom la ñuy sàmme suñu moo tax ministère de la santé chaque fois loolu la ñuy tëjee seen communiqué ñi ngi ñaax askan wi ñu gën a sàmmoonteeg surtout digte yi nga xamante ni joxe nañ ko surtout si jamono ji ñu jëm nga xamante ni comme ni nga ko waxee ñu ngi dem ci période tabaski dans moins de 3 semaines ñu dem ci rassemblement yi dañ bari fépp foo xamante ni nit dafay dem tamit am mbooloo nga takk sa masque surtout ñenn ñoo xam ne ñi ngi dajale te kiito ñu fexe ba respecter distance u 1 mètre bi je pense que yooyu moom mooy comme li nga wax comme que solution amagul loolu la fi gis ok c'est ça loolu la fi gisagum comme solution ñu respecter que je pense que moom mooy respecter mesures barrières yi nga xamante ni yëpp digle nañu ko mu tukkee foofu la ca ministère de la santé et de l'action sociale Babacar ñu ngi lay gërëm maa ngi lay sant Padros dafati nga sama nit waaw xam nga yow moom doon nit koo soxla mu ñëw fii nii maa la wax lii koo fi woo mu ñëw ku ma woo mu ñëw mais ñu ma doon woo ñu may jaay neex léegi dama leen a bàyyi tout à fait te yow xam nga ni bàyyi naa leen waaw yow sax seen jëm bopp xam nañ ni bàyyi naa leen ñu ngi toog di seetaan waaw voilà ñu ngi noonu ci Zahra Mamadou Diagne ñun Diagne
Diagne bëgguma sax di wax ci moo xam léegi parce que Diagne daf may xeex léegi comme pas possible. tegu ko fenn. dama ko wax ci kanamu télé bi laa koy wax. tegu ko fenn tegu ko fenn. Diagne amul benn problème. tegu ko fenn. daa la utal concurrent Diagne dafa amul concurrent. tout à fait loolu nga def utal concurrent fii loolu nga def pour yar ko. waaw amul benn problème mais merci beaucoup. jaajëf rendez-vous demain. incha allah. jërëjëf ñu ngi koy gërëm Babacar Fall ci li nga xam ne moom moo di situation yi nga xam ne dëgtal nañu ko tey ci plateau Sama Sénégal Bokar. ñoo gisee actualité yi ak Covid bi. am na solo man ne corona dama mënatul ci moom. frontières yi ubbi nañu ko aussi. ubbi nañ frontières yi. mais corona damaa xam ne corona moom vraiment nag xam naa bu doon nit la moom. waaw non fu mu toll moom kon non jeex na. corona gorewul de. daa gorewul rek. gorewul de ak li na ko yàq yëpp. li la réew bi yàq lépp ci réew. waaw corona tamit waaw. gorewul de. benn waa daal muy xëy rek ngay dégg ay cas mort communautaire. su ma xamul contact ba sinap ko. ba sinap ko ba tas ko ci dëkk bi. corona kay ku yebu ñaan ko def yaa def yi ko seetaan rek. mais ko loo def léegi baax na. nañ jël si ni matuwaay. doy na waar jël si ni tax si ni max. respecté si ni distance. doy na waar yow lu ci des yow loolu safal loo neex defal. waaw loo saf rek defal yow. boo sonnee di nga ba. dina ba boo sonnee ci réew mi di nga génn dem bale. nekkal di def loo neex rek yow. coronavirus dimbali nu ngir yàlla yonent bi nga bàyyi nu léegi nga xam ñu lan la ñu war a def toog rek di ko seetaan. waaw mooy solution bi di. c'est-à-dire waykat yi ko doon way nañ ko arrêté way neexal yi ñu ko doon neexal nañ ko bàyyi. wax ju baax yi ñu ko doon wax nañ ko bàyyi. voilà c'est-à-dire bu leen lijjanti di coronavirus. xam nga lan ngeen di lijjanti seen bopp. te suba teel takk seen masque. éviter di joxe loxo. di raxas loxo yi. toog jàpp sa ñàmbur. kese waaw tëratul neexal naan ko coronavirus bi lëmbe réew mi. comme waykat bi loolu lañ ko defal. coronavirus bi lëmbe réew mi. ki ne la way na ko lu rëy. loolu nag moo tax nag tubaarkàlla corona nag way ko sénégalais way dafa doy waar tamit. la ko ki ne la way ak nam ko yuuxoo. imagine rek yow loolu mën naa rey àdduna daal. bu leen woyee rek yow nu say sidi di yëngoo. di woy la woy bu neex. maa la wax lii sa sidi da yëngu nga daal di gën a am envie toog woo jàkkaarloo ak moom. maa la wax lii léegi ngeen sénégalais jël woykat di jël ko woy ko woy yu rëy. maa la wax lii balax maa ne woy ko rappeur yi woy ko taasukat yi woy ko ñëpp woy ko. mais ki ne la am sax la mu ko woyee gën a rëy. ku ci ko ne ku gën a dàqal sa moom nga ne kii la. maa la wax lii corona tamit. doy na waar noo ba. corona dimbali nu. dégg nga dimbali nu. sonn nañ daal. vraiment sonn nañ daal. wax dëgg yàlla. sonn nañ de on est fatigué. xam nga ñamal leen ci ki ne la am la mu ko woyal. coronavirus bi la mbéy mi. dégg nga loolu way lii mu ko way fii. coronavirus bi lëmbe réew mi. lii yëm na ku ne. waaw léegi nag toogal sa kër rek jàpp sa njàmbur. tabaski la ñu jëm nag ñi ngi jëm ci tabaski bi. te fi mu ne nii rassemblement yi dafa nar a gën a bari. surtout ci marché yi ci atelier couture yi. ci salon de coiffure yi. ci daral yi voilà partout foo ca dem fu ne rassemblement yi dafay bari. donc nag éviter leen di partager ensemble éviter leen di jëflante mais xarit sax est-ce que duñ corona. xarit kay dañoo war a créer ay max. loolu tamit temps la de xarit yi taxale ay max tamit. parce que dañuy dajaloo de. luy rey nit kay bu jekkoo xar. te dégg naa ñu ne ci kii la jógee affaire boobu noonu kese nu di def si kër gi. feeru affaire rab boobu rek. waaw rab la di rab wàll. lu mu tudd. damaa xam lu tudd. damaa xam lu mu tudd. comme ça affaire dama am mel am ay kii ay dunk moo xam ay jurgóor la am. moom la de moom la. comme moom. voilà ci loolu la ñu demee régie seetaan élément sama diwaan bu nu dellu si waatee léegi ñu doogay dalal suñu invité bi nga xam ne am nañu ko tey di Kër gi Crew. bakkan mbalaxal ñu dellu ñëwee musique amul coow ni dong la. bul bëggati dëkk ba dëkk fa bu la dëkk ba bëggee dëkkal waa bul bëggati réew ba dem faap bu la réew. ba léegi ñu ngi fii ci Tëngéej bu ngeen ma gisee ci kaw voiture bi ngeen xam ne Tëngéej dëkku cosaan la lu raar ba léegi li nga xam ne maam yi moom lañ doon jëfandikoo ba léegi mu ngi fii ci Tëngéej voiture nekk loo xam ne tamit yàgg na Tëngéej muy cosaan Tëngéej te ba léegi dañagul bokk na ci ville yi nga xam ne ba léegi ñu ngi ciy gis voiture donc damay am benn dawalkatu voiture ma laaj ko turam ba pare. maa nuyu ñëpp ku si nekk sa tur ak sa sant man Moussa laa tudd. Moussa yàgg nga ci voiture. waaw léegi ma yàgg si waaw. Tëngéej nga ko mës a defee. non Tivaouane laa jógee nag ñëw fii. Tivaouane nga jàngi dawal voiture. waaw Tivaouane laa. mais dawal voiture bi nu mu mel Tëngéej. tane na rek par rapport ak biñ ko baare woon. mais léegi ñu ngi forcé di dugg mais dañu koy tere ba léegi dañu forcé nag di dugg parce que suñ ko deful duñ liggéey ci biti neexul ci biir moo xaw a tane transport bi 200 la boo jëlee course téeméer la ñett nit nga am 600
mais si biti day xaw a yàgg temps bi ngay taxaw foofu day xaw a yàgg moo tax ñu jéem a dugg ci biir nii. transport bi foo mën a dem ci biir Tëngéej 200 la wala par. waaw jigéen ñi ndugg la ñuy yóbbu ak ñuy dem marché ku nekk sa buntu kër lan lay yóbbu xam nga oto du yóbbu kenn si buntu këram voiture bi mooy yeb ñetti nit ku nekk mu yóbbu la ba sa buntu kër 200 la ku nekk 200 nga koy fay. léegi bon en fait voiture bi journée bi bu doxee ba dox xam nga taxi des fois dañ la naan journée 8000 ngay versé bu dee car tamit organisé nañ ko voiture bi bu doxee ba dox lan la. waaw ça dépend rek moo ko oto ñoo xaw a booy xool ñoo xaw a méngoo tuuti oto bi moo ko xaw a tane mais ñoo xaw a méngoo. boo dawee loolu moom ripaas beeg dugub bi moo xaw a seer mais moo tane toog góor moomul toog moo waral ñu si jàppandiku ba léegi te suñu cosaan ñun voiture la. est-ce que clients yi ñu ngi jël voiture wala oto moo leen. Tëngéej moom voiture moom du fi jóg. clients yi ñoo gën a bëgg voiture ñoo ñuy wax sax ñoo ñu forcé loo ñun pour ñu dugg ci biir. mais clients yan la xale yi moo ëpp luñ koy jël wala jànqa ji wala. ñëpp ay jël voiture moom ñëpp a koy jël amul ku ko dul jël. mën nga sañ sa ba rafet yéeg si voiture mu rafet ba dee. waaw boo sañsee kay mooy génn sa sañse boo yëgee si voiture kay. en senior gagné benn bi ñàkk benn bi jël ko tamit en cadet régional ma suñu ko jël mais dem nañu ba quart de finale régional suñu dër bi bu jokkoon ñoom lébu gi la lébu bon parce que fi mu nekk nii ñun ay dañu tas zone parce que ñun bu jokkoon ñun lébu gi ay deewoo kër ñooy bokk pour mais léegi dañ ko tas mais boo jàppee bu ñu jàppee jàpp vraiment je peux dire que nii jàpp nañ xam nga nit ku nekk ak xam ne équipe ba xam ne bi moom mooy sa kii am na ñoo xam ne boo leen waxee sa kii ñu ne la Jadé am na ñoo xam ne dañ naan la jàmm gën cela veut dire que suñu dër bi na lébu gi meloon ak ñun non amatuñu ko ci yeneen amatuñu kii bu mel noonu. waaw xam nga ASC bi moom ñu ngi sant daal ndax it tamit fexe nañ ba gérer nañ sunu match yëpp à notre propre moyen vraiment avec l'appui du président ak waa quartier bi yëpp. waa ren dem nañ ba final mais malheureusement on a perdu. seulement nag ñun ASC Kakalam je vois que ni on a une malédiction parce que en général équipe yi ñuy wax équipe yu ndaw yëpp du ci ëpp ku ciy jël coupe daal daanaka ci ñun ngay jaar quoi. waaw ce qui est malheureux. 2011 lañ mujjee jël coupe d'après 2011 2012 ba 2019 defe naa ci la ñuy doog a commencé waat fii nawetaan parce que nawetaan yi en fait stade bi ni ñu ko doon defar ñu arrêté woon. seulement que am nañu ay joueurs yoo xamante ni ñu ngi nekk ci yenn championnat yi peut-être ay petit championnat peut-être ay Ligue 1 yooyu noonu en fait. donc yooyu côté boobu maîtriser wu ma la ci bari parce que peut-être sama président commission sportive d'ailleurs sax moom moo ma woo yebal ma fi xëy na bu moom bu teewoon dana ma gën a mën a wax ci loolu. waaw am nañ fu ñuy entraîner donc fii ci hippodrome bi Tanor Anta Mbaxal donc hippodrome boobu Kakalam am na fa terrain donc terrain boo xamante ni moom ça fait des années peut-être que ni mën naa ne sax xëy na jiitu na sama judd. ay mbootaay am na fi ay GIE am na fi ay natt tamit am na fi. man maa ngi yor groupement fonk liggéey bu Dangu Sidd groupement boobu ñu ngi ko formé 2009 ñu nag ñoom Diarra Sall may présidente Diarra Sall moo topp si man mu doon groupement boo xam ne ni macha allah rëy na trop ñu si doxal nag di natt di daje chaque mardi bi ñuy daje di natt lépp lu mu dajale dañ koy dimbalante suñu biir ndax li ñuy dimbalante suñu biir mooy su loxo yëpp joxee ñu dajale ko yëkkati kenn jox ko groupement bi nag am na ko am doole am na ko amul doole groupement jàppalante la groupement liggéey fonk liggéey ndax ñëppay liggéey ñëppay door waar ku nekk ko si lee rek yaa ngi nekk si lee ay bañkat ñoo fi ne ku ñu teggil ba pare dafa am na ñuy doxee ndax yëkkatiwuñu groupement bi rek sans kayit dañoo am suñuy kayit jaarale ko si yoon fa mu war a aw yëpp mu aw fa kon képp ku ñu teggil nga jox la sa xaalis yow yaay xam looy liggéey parce que yaakaar na la nga bëgg a def mi ngi sa xel kon duñ la defal nii kenn ku si nekk yaay liggéey soo liggéeyee nag su ma di jotee l'essentiel que daal bu sa loxo manqué te bu heure natt jotee na nga ñëw natt soo amee looy doxi wala boo amee looy jaayi nga dem jaayi ko ñun daal noonu la ñuy demee si loolu la ñuy yëngu. sama
foofu la ñu ci Rufisque dëkkub moom Koungheul Land foofu la nga xam ne moom moo di ci dëkk lébu yi lébu nag dugg nañu seen dëkk bari na ñoo xamante ni am na lu naqari ci yenn quartier yi nga xam ne ñu ngi ci biir foofu la ca Rufisque lépp nag dañu leen koy dëgtal bis bu jot ci plateau Sama Sénégal dinañ dem ci benn quartier wala leen exactement nañuy doxalee ak la leen métti ak li manqué ci quartier bi lépp rek ñu di ko partager ensemble yenn quartier yi nag bari na ay tur yoo xamante ni moom lañ leen di tuddee la ko sabab ak la ko waral ba ñu leen di tuddee tur yooyu noonu loolu yëpp di ngeen koy xam à travers seen émission Sama Sénégal la ñu wax moo tax ñu di ko doxalee noonu tey nag dalal nañu yeneen ndaanaan yoo xamante ni ay ndaanaan lañu fii ci Sénégal dañu dem régie seetaan seen vidéo juste après on revient ci plateau bi dalal leen ci Sama Sénégal. salimto min alada hiduran matija lirabil wa babullah lam yakum murtaja Walian Production. salimto min al-akhdai turan ma tuja lirabil wa babullah lam yakum murtaja salimto min al-akhdai turan ma tuja lirabil wa babullah lam yakum murtaja sëriñ bi ñoo ngi dee ci ñaan faqir dafay nangu dagaan nangul nu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bee ñoo ngi dagaan ca Muntaxa ma nekk Marwa ak Safa ak xaqi Mamadul Muntaxa mi yàlla jébbal xarnu bee xiif tax na yéen mag ñi yooy xiif tax na gor su ndaw di jooy xiif tax na yéen mu tool yi booy sëriñ bi naatal xarnu bee tax na ña daa joxe di laaj ñi jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba waaj Mbàkke naatal xarnu bee Allahu akbaru zaman jamono moo mën a safaan xewal ya daaf daa walangaan ci ndabi mboolem xarnu bee soo ñu joxoon la ñu yoroon dootuñu def la ñu defoon xanaa yëgoo ñi yaru nañ Mbàkke naatal xarnu bee salimto min al-akhdai turan ma tuja lirabil wa babullah lam yakum murtaja salimto min al-akhdai turan ma tuja lirabil wa babullah lam yakum murtaja way naa ko shahru Ramadan mi yàlla wàcce alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla may ko xarnu bee allahu zul fadlil hazim kum jox nga neel defi la yem fadilu mooy fadlu hamim turam wa doy na xarnu bee su ne mu am mu daal di am su ne du am dootu fi am faj aajo moo ca gën a gaaw Mbàkke naatal xarnu bee allahumma di jenn waay mooy jàpp doom def ko ni baay ñu bokk benn taxawaay karimay faalub xarnu bee
maqarimal axlay jikoom lewet woyof ànd ak sagoom néew na baay ba mat na doom ëmb na geer say xarnu yàlla fi sax ba dégg maam ba toll ni maam Ahmadu maam te doon lu mbóot yawoon ca daam jël nañ li nga xamante ni moom mooy lii mag ñi baax ñi bindoon ci téere jël ko tey di ko jottali ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu Sénégal waaye jottali ko ñi nga xam ne jot na woon xam exactement lañ ca waxoon ak àddina ni mu war a doxalee lii nag moom mooy mission wu chanteur lii mooy mission wu quelqu'un koo xamee day wax plus souvent ñu di ko déglu muy jël ay œuvres yoo xamee amoon na fi démb amoon na fi bërki démboo Njaay ngir jottali ko ñi nga xamee fekk wonu woon jamono jooju loolu yëpp nag dafa bokk ci culture générale boo ko amul nag day xaw a métti ngir nga di ko def donc nag Mouhamed Cissé ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire c'est de la part de maman Ami Sadio mi ngi la koy souhaiter Mouhamed Cissé dundal boobu yàgguloo Sémé di Bawane aussi de la part de Ndege Junior sa yaay mi ngi la koy ñaanal donc ñu ngi lay ñaanal suñu doom jooju di Mouhamed Cissé mu dund lu bare bari suñu invité yegg si na ci plateau Sama Sénégal di kilifa kër gi tey moom la ñu am ci plateau Sama Sénégal ngir mu séddoo ak yéen ngir mu partager ak yéen waaye tamit ngir ñu waxtaanee lu bari ci seen carrière waxtaanee lu bari na ay quoi donc du ñu wax ci benn kii kase mais kilifa naka moom. sant yàlla alhamdulilah ana kër gi. ñëpp a ngi fi ñëpp a ngi ci jàmm kër gi. waaw maay kilifa kër gi naka lañ toogee. kër gi ñoom ñu ngi toogee ci sant ngërëm. waaw yërëm ndaw ñi. jox cër mag ñi. waaw te fas yéene bay Sénégal. ba nga xamante ni ëllëgu Sénégal mooy suñu doom yi. ak sët yi. dinañ fi fekk Sénégal goo xamante ni. kenn dootul ñee ka nekk France ba tax ngay dugg ci gaalu looco wala ba tax ngay jël mbedd suuf ba ciy lox sa bopp loolu daal noonu la kër gi toogee toogaay bi ngeen di toogee kan moo ko def ci yéen parce que da ngeen di toogaayu kilifa ci côté activisme bi nga doon activiste bi nga doon des fois booy génn sax da ngay wax waxinu kilifa ci seeni way da ngeen di wax waxinu kilifa du ngeen di nangu di def lenn loo xam ne dañu leen koy xeebe. activistes yi bari na lu fi. ñenn ñi bu ñuy génn ci réseaux sociaux yi la ñuy génn di wax. ñenn ñi bu ñuy génn ci yoo xamante ni du ñu fësal du ñu dëggal seen bopp. te plus souvent taxawaay bii nga di taxaw mooy taxawaayu kilifa. comme ni ngeen di wootee ni kër gi. am na kilifa. waaw loolu bu la nekkee olom na ko gërëmee coy. ma présenté la sama xarit bi kii mooy Bokar Diak. Bokar Diak dama bëgg nga moytu ko nag. jaajëf Bokar jaajëf. sant yàlla bu baax. sant alhamdulilah. waaw na ko gërëmee coy. dañu am ay waajur. te képp ku xam magi démb magi Sénégal. xam leen ci vertu. te boo nee vertu rek moom dafa ëmb lépp dafa laal lépp maanaam jikko yu rafet makaarimal axlaa yi nga xamante ni noonu la ñu toogee woon incha allah te noonu la ñu doon yaree bu ñëwee di xàll baabal nag doom jaa tax lépp loo xamante ni tey jii par exemple nit ki mu ngi koy taxawee jéggaaniwu ko mu ngi ko jàngee ci peggu baayam ak ci peggu ndayam mais bopp bay am barke nag na koy saxa cay dégg je dis képp koo gis mu génn ci mbedd mi am naka su dul noonu nu mu fa toogee rek bul ne bàyyee ma ko def ci moom wala ndayee ma ko def ci moom bu dee lu bon la parce que man dama jàpp ni tous les papas et les mamans ont été comme les nôtres sama papa ak sama yaay seen génération boobu c'était une génération boo xamante ni ci xaq bi la xaq ci xuq lañ la doon yar teg la ci siraatal mustaqim def ci yow ay valeur wet gore wetaliku gore mar naan bu mu la taxa naan petite ku war taxa war suñel loo am jëndee ko laytaay maanaam ci yooyu lañ ñu doon tàggat ci lañ ñu doon yar bopp bay am barke nopp yuy saxa ciy dégg ci yooyu lañ ñu doon yar doxee leen ci nii dëgg fu mu la fekk da nga koy wax ba pare yàlla dimbali ñu nekk ay jullit yàlla ne kulu xaq walaw kaana muraad wax dëgg donte dañ lay teg paaka ak am na loo xamante ni tamit ci conscience doomu aadama bi la nit moom loo gis ni tey jii bu ma génnee ñu xool ma xeeb ma rek dinaa xool bu baax balaa ma koy def ndax à la fin de la journée ñaar ñi kese ngay rendre compte muy le bon Dieu
ak sa conscience. te ñooñu mënoo leen fen. mënoo leen nax. yàlla li ngay def yow cundum moom day nekk ak yow fépp. fépp. kon fépp fu ñuy nekk. di fa wéet nañ jàpp ni wéetuñu fa ñu nga fa ak yàlla suñu borom. c'est vrai. fépp fu ñuy nekk di fa wéet nañ jàpp ni wéetuñu fa ñu ngi fa ak suñu conscience. donc lépp lu ñuy def rek nañ ci sóoraale ñaar yooyu. nañ ci sóoraale yàlla surtout ak la conscience. surtout nga nekk rappeur. ngeen nekk sax tey tu parles yow di nga wax ci yow di nga wax ci en général ci seen groupe. Kër gi crew. bien vrai que yow yaa leen fi taxawal tey sax ngeen nekk ay rappeur mais ay rappeurs yu am teggin ci seen i waxin. waaye nag jóge ci loolu nekk ay activiste ci côté activisme bi ni ngeen di comporté woo. seen comportement. dafa am loo leen ci c'est-à-dire dafa am loo leen koy defee. système bi ngeen di teg ci seen côté activisme bi. naka ngeen ko tracé. waaw xam nga. parce que fii activisme yi bari na ah. waaw xam nga kenn ku ci nekk mën nga toog sa biir kat ne activiste nga. effectivement mais yéen. dafa am beneen système boo xamante ni moom ngeen koy defee bu réew mi soxlaa sax di jaral na leen ngeen dem ba taxaw ci pincum ndaw yi réew mi. dafa défendre li ngeen di war a def. effectivement voilà parce que yéen kenn bokk la ni muy defee. waaw ku ci nekk ak sa voilà. sa façon de faire. sa façon de faire waaw. je respecte la façon de faire de tout un chacun. mais il faut aussi nit ñi bañ a jaawale. être activiste ak être populiste. tey jii il y a beaucoup qui s'activent. S'activer ne veut pas dire que tu es un activiste. D'accord. Parce que toi tout le monde est activiste. Alors mais manière bi wala fond bi wala forme bi moo nekk une différence. am na ñoo xamante ni ils sont très populistes. un populiste boo ko déggee mooy koo xamante ni il est toujours dans le wéy temps yi may def buzz bi man lañu kii fii maa wax ju ëpp ji wax ju graaw ji maa taxaw kii nii alors que non loolu c'est du populisme. te ñooñu plus souvent ci réseaux sociaux yi dañuy nekk. sakkan nan fa lool. c'est-à-dire tout à l'heure j'ai discuté avec un sage. ma ne ko mu ne ma mais kilifa. est-ce que du ngeen xoolaat yéen ñi wooyee seen bopp activiste yéen ñi ngeen xam ne ay activiste ngeen. du ngeen xoolaat seen organisation. ñu ngeen organiser parce que le plus souvent de vos combats vous les perdez. ma ne ko loolu lenn kese moo koy waral dañu nekk ci réew moo xamante ni dañoo jàng xam ñëpp xam fii dëkku lëg la. ñëpp ñoom bokk lañu. koo gis il est rusé ou il est intelligent ou il est malin. c'est vrai. dëkku njomboor la. alors ma ne ko le problème mooy jagle dafa am. tey jii yàlla def na ITV. émission bi nga xamante ni. muy sama Sénégal. keneen mënu ko woon a animé. ku dul yow ba mu am succès bi muy am. d'accord. télé yi bari nañ fi. c'est vrai. rajo yi bari nañ fi. c'est vrai. je suis pas contre. mais tey jii da nga dem ba les gens te disent que ni boo jàppee benn télé. programme ba fa ne moo nekkaat ci yeneen télé yëpp. c'est vrai parce que jagle boobu la ñu nanguwul. tout le monde veut être leader. je suis pas contre on est tous des leaders. ça c'est vrai. mais tout le monde ne peut pas être au devant. that's right. un combat dañu koy organiser. comme ni yàlla organiser àdduna. ne kii de mooy njool Makka sallallahu alayhi wa sallam moo gën ci mbindeef yi. moom laa leen di xoole su ma leen di rus ci moom la. su ma leen di jéggal ci moom. su ma leen di yërëm ginnaaw moom la. lépp lu may kii daal ci dëmm ji laa ko xoolee. d'accord. kon tey ñun ñëpp ay njool Makka lañ. mais ñun ñëpp mënuñ taxawaayu nu njool Makka. ça c'est vrai. mënuñu nekk ñun ñëpp ngeen gi mindeef. benn ngeen gi mindeef moo am. waaye tey ñun ñëpp ay ngeen gi mindeef lañ ndax. laqad karamnaa bani aadama ñu way ci bàyyi Moustapha mi tax ñu ci am di Moustapha mi tax ñu sàkk ñu. d'accord d'accord. kon tey ka tax ñu sàkk ñu ñun ñëpp moom lañu. ay incarnation Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lañu. bu ñëpp nangu woon ni àdduna noonu la war a organiser woo. lépp lu ñuy dugg dinañ ci génn. Sénégal li muy rëy personne n'ose dire que ni Macky Sall moo fi ëpp jàng moo tax yàlla def ko président. c'est vrai. personne n'ose dire que ni Macky Sall dafa liggéeyal yàlla nu ko benn Sénégalais liggéeyul moo tax mu def ko président. ça c'est vrai. kenn mënul wax loolu. mais yàlla ci tànneefu boppam. moo ca seppi kenn ne leen yéen 15 millions de personnes yi. kii mooy nekk seen njiit.
d'accord ci loolu en tant que activiste boo xamante ni tey kenn dootu le présenter fii ci Sénégal pour être activiste il va falloir que nga am membre carte de membre wala da ngay ñëw nii rek nekk activiste. xam nga par exemple ñun. parce que ñun yéen la ñuy gis plus souvent au devant. effectivement ñun suñu histoire par exemple avec le rap. rap bi mu ñëwee Sénégal vers les années 90. ou 88 un peu plus tôt. di yéeg. peut-être boobu on était encore jeune. ou sax même adolescent. bi mu demee ba benn instant. 96 ñun par exemple ci lañ ko commencé. def te li tax ñu koy def. ngeen dund ci lu métti nag. moom li tax. yéen nekk ay activistes ah yéen. loolu ñu ci dugal. on n'a pas choisi le rap. pour chanter. ah oui. on a choisi le rap pour un canal boo xamante ni dañ fay jaarale suñu message. ñii ak ñoo sonaloon Abdou Diouf. waaw donc looloo tax ñu choisir. je me rappelle en 96. boo rappelé ba pare. nga leeral ma la muy activiste. je me rappelle en 96. bi ñuy créer le groupe Kër gi. parce que Kër gi fut un groupe de danse. dont les danseurs étaient mes deux demi-frères et des copains yoo xamante ni on avait l'habitude de s'asseoir ensemble. et sama kër moo nekkoon siège bi. bi ñu demee ba danse xew wi wala commencé kii on a arrêté. mais man ak Thiat par exemple tout le temps dañ doon nekk. ensemble waaw dañ doon nekk ensemble. et on avait les mêmes convictions, on avait les mêmes visions, on avait les mêmes perceptions des choses ni àdduna bi di doxee ni Sénégal di doxee. on discutait beaucoup. on n'était pas des dirigeants de grève. mais quand même dañ doon fexe ba nga xamante ni illégalement maanaam quand je dis illégalement mooy. du école bi comité bi ñoom ñoo toog ne kii mooy diriger suñu kii bi quoi. mais dañuy ñëw foqati ko. ñu ngi ko commencé à l'école primaire. xam nga à l'école primaire nga commencé di revendiquer. nga commencé di activer wu. loolu c'est parce que am na lu nekk ci yow. c'est vrai bi ñu demee ba 96 mu amoon benn grève bu metti bu ñuy wax grève UNES. Union nationale des élèves et étudiants du Sénégal. mu nekkoon un mouvement national. grève boobu duré woon lu tolloog 3 mois. demoon na ba année bi waroon a blanche mais yàlla def sutura. d'accord alors bi ñu demee ba war a retourner waat à l'école. ba ñu lever le mot d'ordre. ci la Thiat ne ma boy. franchement on ne peut pas continuer comme ça. dañuy toog gars yi def benn mouvement créer ko bu mouvement bi demee ba commencer jël forme. pour ñu am li nga xamante ni moom lañ bëgg ñu woo les dirigeants ci pet. amoon ñu demee ñu xëy lever mot d'ordre. il faut qu'on arrête d'être des suivistes. d'accord. ou des attentistes. ma ne ko mais on est encore jeune Thiat. qu'est-ce qu'on lan la ñuy def lan lañ mën a kii. mu ne mais nañu créé groupe de rap ma ne ko groupe de rap yi la groupe de rap yow loo xamante ni syndicat yi ñooy taxaw di défendre di waxal askan wi. nan la ko groupe de rap mën a defee. mu ne ma booyoo da nga comprendre ko rap. expliquer ma rap fan la jóge. li tax mu judd li tax mu am. lépp il m'a convaincu. foofu la l'idée de créer un groupe de rap. jóge ñu reconduiraat le même nom. Kër gi à la base passion bi lan la woon yow ci sa côté. sérieusement passion bi lan la woon mooy taxaw à chaque fois. di wax pour ñi nga xamante ni peut-être dañu jàpp ni li ñu xalaat waruñu ko génne waruñu ko wax. après ci ngeen dugg tey jii ku nekk am nga looy xalaat am nga noo xalaatee ni noonu la ñu war a dëkkee. mais du ñëpp ko mën a waxandoo aussi. parce que tout le monde du yàlla ñëpp la tànn jagleel leen ne yéenay wax. pour li nga xamante ni moom la xel yëpp di xalaatandoo. wala moom la bëgg-bëgg yi. wala gis-gis yi noonu la ñu war a kii il faut que mu am ku taxaw ak keneen ku taxaw nga ne ko yow mi nga xamante ni yow lañ dénk ñun ñii la dénk ñun askan bi la dénk ñii lañ bëgg nga doxalee. d'accord léegi ngeen taxaw groupe de rap bi. ñu créé groupe de rap bi ñu commencé top. def benn morceau bu tudd Gros Village. Kaolack baal bëgg naa dugg ci loolu. loolu dinañ ci dugg mais c'était difficile bi ngeen di taxawal groupe de rap bi. parce que yow dafa am foofu. c'était difficile pour ñu nangul leen ni ay rappeurs ngeen. parce que dafa am lu tax. di ñaan yàlla suñu borom yërëm ko sa yaay. dafa am loo xamante ni def na ko ci seen carrière. waaw su ma fàttalikoo seen premier concert. da doon jaay ay gerte caaf ak yeneen yoo xamante ni yu sew sewaan
jëndi ko si ay billets ngeen organiser soirée concert mu ñëw dagg jël xaalis bi yëpp dugalaat ko ci ngir nit ñi ñëw di leen seetaan. effectivement. lan nga mën a wax loolu ak témoignage bi nga mën a def. ci sa yaay balaa ñuy développer ci côté boobu. c'est-à-dire je l'ai dit quand elle est décédée. comme ni nga ko waxee yàlla na ko yàlla yërëm. saabu du fóot boppam mais sañ na wax ku ko laal set. elle fut pas une maman pour moi. mais plutôt guide spirituel. dafa nekkoon koo xamante ni non seulement elle ne me couvait pas seule. mais elle couvait lépp loo xamante ni dafa nekkoon ci alentour. d'accord. moo tax par exemple bi mu décédé ci la ñëpp xam. son vrai nom. mais tur bi ñu ko doon woowee yaayaatu la. ndeysaan yaayaatu yaay te loolu ñun daf ñu mag dañu judd fekk ko fa tur boobu appellation boobu. d'accord donc génération par génération. képp ku sama papa mu sa njaboote maanaam ñu leen doon seet si. moo leen uuf moo leen tette moo leen accompagner moo leen yar. macha allah bi ñuy rap. c'était pas évident effectivement ñu comprendre ñu. parce que aussi rap surtout rap bi ñu doon def sax. on dénonçait le maire bi fa nekkoon yàlla na ko yàlla yërëm moom tam Ablaye Diack. moom lañ doon dénoncer moom Ablaye Diack boobu. il fut ami intime à mon père. Ablaye Diack sonaloon na leen. rakk bi nga xamante ni sama rakk ki topp ci man ki topp ci moom. tuddee nañ moom la ko tuddante nañ doom. alors c'est pas évident. nga koy rek gis sa xaritu papa benn bakkan ñu tuddante ay doom am ay kii nii. mais mu yor loo xamante ni. yëpp na leen ci oto yóbbu leen police. moom cat effectivement. mais ñu dénk ko loo xamante ni c'est le bien public. le bien de l'État. il faut que ñëpp xam ni du moomeel. yàlla dimbale ñu on l'a tout compris. parce que aussi on suivait. des leaders comme Thomas Sankara. comme Patrice Lumumba seen histoire dañ ko doon gëstu bu baax. je me rappelle jamais bouquiné mais pas li ma doon lire ay histoire la woon. ay histoire u Thomas ay et j'aimais que ma grande sœur. aînée me racontait Thomas Sankara nan la taxawee woon bi muy def révolution bi at yi mu amoon et tout. tu vois alors ñu koy war a taxaw naan dañuy dénoncer kooku donc du yomb. mais xam nga politicien moom amul mbokk. yoonam newu ci lijjantiwu ci dara. ay sama doom la. non bàyyi ma am ko non 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 il faut nga nekk peut-être doomu boppam. nga mën a def yenn yi peut-être mu toléré ba ci kanam Abdoulaye Diack di ñaan suñu. on a dénoncé sa gestion. mais période boobu Abdoulaye Diack Abdou Diouf moo ko doon influencé pour ngeen. Abdou Diouf moo nekkoon président. Abdoulaye Diack il fut bokkoon na ci baron yi gënoon a mag ci parti socialiste. moom à Kaolack Mbaye Jacques Diop à Rufisque. Assane Diop à Koungheul. ainsi de suite ainsi de suite. PS bokkut sax ak parti coxolaan yi ngay gis. c'était en 1987. te ku jàmmarloo PS on n'était même pas encore majeur. bi ñuy taxaw di jàkkaarloog PS. on venait d'avoir juste 16 ans. en 2000 la ñuy doog a voté. parce que ci lañ doon doog a mot vote mooy première alternance. on a empêché à Abdou Diouf de battre campagne en 2000 à Kaolack. tas meeting am. donc. bi ñuy activé wu. man ñii dañoo yàlla bëgg affaire bandi bandi ay bés di fii ay génn fii xeex xuloo fii. non booy ne yàgg sari sëriñ yow yàgg Sénégal yàgg xeex Sénégal mais jamono ñëw seen bopp la ñuy xeexal moom. jamono ji seen bopp la ñuy xeexal de xeexal Sénégal de. da ngay expliquer seen bopp ngeen a xeexal. explique balaa ma ñëw ci loolu parce que mënu wax kër gi. mais kër gi départ kër gi Morgane moom moo nekkoon na ci n'est-ce pas. mosu ci ne. Morgane sax mu génn yéen la ñu gis ne ngeen rab. mosu ci départ. mais maanaam Morgane. waaw pour la première fois peut-être depuis c'est vrai hein. depuis 2010 ou 2009. il n'arrête pas de dire ça dañ ma koy wax. ok mais tout le temps dama naan de toute façon ñi fekk kër gi xam kër gi. fekke les premiers albums de kër gi. voilà mooy loolu. parce que kër gi ñu ngi ko créé en 96. en 96 xam moo woon sax ku tudd noonu sérieusement mosuñu ko xam. c'est-à-dire il a commencé à nous fréquenter en 2000 quelque chose comme 2002 affaire yu jàppal bàyyi. d'accord on s'est connus
peut-être en 98. ou 99. moom wax na lu ne ci seen diggante ah. waaw bon nii moo ko def ci yéen. ànd ngeen son def ngeen ay son yu bari yéen yaa ngeen moom non, on a juste fait un album, c'était le 3e album de Kër gi. mais benn son lañ ko mës a invité. mooy bi ñuy def suñu 2e album on l'a invité moom ak Sega Soul. donc te benn sound la woon bu ñu bokkoon ñun ñett. et c'était normal parce que sound bi ça revendiqué da doon revendiquer. par exemple une dédakarisation. d'accord maanaam le fait que ñu jëloon culture bi lépp lu ciy baax maanaam les infrastructures. bu ñuy invité ñu nekk Dakar la ñuy invité bu ñuy ñoom daal la ñuy kii. beneen album boobu dernier album bi moom moo ko bokk titre yu bari moom moo ko bind ah. bon mais c'est-à-dire xam nga. nee na moo bind lépp moo leen wax ne la wax leen lii ngay wax lii mu ne caat waxal lii caat wax lii. waaw xam nga gis nga am na loo xamante ni man je pense que ni dafa mel ni tey jii Aly Ngouille Ndiaye wala Aoura Dia taxaw ni sénégalais yi moom lañ wax ni mooy seen président mu bàyyi Macky Sall lu doon ko. parce que wax dëgg yàlla ak yonent bi day baax des fois aussi nga wax yenn sénégalais yi. il faut nga leeral pour ñu xam parce que da wax leen quoi. moo la moo gën moom à tout moment mi ngi. effectivement wax ba pare di justifier. waaw di dagal ay 10 000 yu bëri waaw. di dagal ay 10 000 yu bëri mu ne dagal ay 10 000 yu bëri di leen tegal. les 10 000 maam di leen dagal rek. waaw dañuy saaga rek. waaw dañuy saaga mais bon baal nañ ko jéggal nañ ko xalaat moo toll foofu. d'accord jéggal nañu ko quoi. mais li am ba am mooy. bi mu bàyyee li tax mu bàyyi chaque jour dama naan man du ma tungu na du teew ñuy nataal moo mën a taxaw expliquer mais comme tamit nit ki dafa am version wam pour la première fois je vais parler peut-être de ça pour mu jeex quoi voilà pour Sénégal ànd nañu wax dëgg yàlla ak yonent bi mu commencé fréquenter ñuy ànd et tout mu nekk ku am talent à un moment on avait jugé franchement que ni oui il est talentueux li muy def lu baax la li muy def lu baax la suñ ko ci boolee du yàq dara bu yokkul kii ku gore la alors ñu boole ko ci groupe bi def ak moom album No Condoléances bi ñu defee album No Condoléances ñu voyage une fois en France ñibbisi def suñu conférence de presse sorti album bi ñu paree yàlla def ñu décrocher une tournée en Espagne bi ñu demee tournée bi Espagne d'ailleurs moom il nous a abandonné en pleine tournée en Espagne ci la ba yeggaluñu sax tournée bi ak moom waaw mais ay raisons yam moom moo ko xam non ay raisons yam moom moo ko xam xam nga c'est quelqu'un qui aime polémique yi dégg naa nga wax lii mais man lii laa waxaat du ma ko seq ak moom sérieusement du ma ko seq ak moom talu ma ko Sénégal li muy dund ñor na ma li Sénégalais yi di dund doy na ma sëkk vraiment bataille ak guerre alors foofu la ñu yem bi ñu ñibbi si ñu tournée bi jeex mën a caab ñu lem suñu bagage ñu ñibbi si boobu ba léegi. mais léegi da nga lekk xaalisam en fait. non boobu ba léegi comment. c'est-à-dire comment. mais la tournée bi teg ngeen ko ci deal. tournée boobu déjà pour te dire tey ma wax ko Sénégalais yi. l'argent qu'on devait nous payer. il fallait 3 signatures. xam ngeen tubaab bi bu baax a baax. c'est vrai. xam ngeen un contrat. on n'avait pas de manager. il fallait 3 signatures pour ñu jox ñu xaalis bi. cet argent on l'a perdu à cause de ça. man ak Thiat rek bu ñu signé xaalis bi mënuñ ko jot. Thiat ak keneen bu ñu signé mënuñ ko jot il fallait que ñu ñett doon la signé. parce que moom nee na yéen a lekk xaalis bi. ñu ko nekk na wax moom la rek. c'est-à-dire man. xaw ma ngeen jël ci 500 euros. dégg nga ma ne la. pour une fois tey. et une dernière fois dinaa ci wax. parce que aussi. wax ni mu demee. c'est vrai dindi tuuma la ayut wala wax ni mu demee aussi respecter ñi lay fëlaw la. mais je ne parle même pas sax pour la mu wax baax naam baaxul lu jëntiwuma ko. je ne l'écoute pas sérieusement nit moo may woone ma mu ngi fii di leen saaga wala mu ngi fee di wax ci yenn bi. je ne l'écoute pas. c'est bu ma gisee sax ni am na ami bu ma am Facebook ñu bokkoo ko sax damay fexe ami boobu ma supprimer ko ba du ma bëgg a gis lu muy publier. très honnêtement. je l'évite comme ni ñuy dawee corona je l'évite je évité wu ma ko nag lenn je l'évite juste que parce que du ma may mukk man inaane naa bokk ak nit ki un métier ma koy def gëm sama bopp di ko ci def inaane naa ko maanaam ci sama barke dama ci inaane loolu moom dama ci inaane nit
du ma ko may. looloo tax mu waaw. parce que tey jii buy wax ci man. c'est vrai les gens vont l'écouter. da nga koy may bës. su ma waxee ci moom. nit ñi ñëw wax nañu ko naqari ah. bon parce que moom plus souvent buy wax xol li dul la. te ngay wax kenn tontu la. te 11 ans. mu taxaw ne moom moo ñuy bindal ak moo ñuy kii wak. on a fait un album double album de 26 titres. et j'espère qu'il a sorti un album. je sais pas. Ah, vous n'êtes pas au courant. te pourtant génne na album. oui si. et puis génne na album. on a sorti notre album en 2014. je pense qu'il a sorti son album en 2016 2017 quelque chose comme ça. et vous n'êtes pas au courant. te vous êtes au courant de tout ce que Kër gi sort. les Sénégalais dañ koy yëg lépp lu Kër gi di génne. lu tax ñu koy yëg nag ñaari promotion yi ñoo am. Bad Buzz ak Good Buzz. li ngay génne. su bonee ba bon. les gens vont le découvrir. parce que respect quoi je respecte wax dëgg yàlla dama respecté ñëpp. mais aussi il faut que des fois ñuy jël yenn exemple yi. surtout bu benn Ouzin génnee bërëng sa barigo. doxut. boo beesul parce que. lim ciy wax dafa kii mais lim ciy wax c'était extraordinaire. bërëng sa barigo dugg na fii gën du baat bu neexal ko du texte du dara mais. ñëw na gën boppam. très bien. bu Youssou Ndour ñëwee génne xaalis. bépp di koy statut mu def buzz. parce que nam ca wayee moo neex. d'accord mais Youssou Ndour jombaluñu ci woy texte ba mu ca dugal nam ko wayee moo neex c'est un grand artiste. d'accord alors. ñun bu ñu génnee. nit ñaa ngi xam ni génn nañ. on est des rappeurs actifs. yéen ñun bu génnee muy neex. ñun dañuy xool benn politique bu am coow. comme exemple Macky Sall tey mu ngi ci nguur gi tey am lu muy def. ñu wàññi génne dara. fexe ma waxal Macky Sall loo xamante ni song bu rëy boo xamante ni Sénégal dañu leen bàyyi. non même pas même seen promotion da ngeen wéeru ci ay nit pour seen promotion. non même pas si d'accord. même pas xam nga bi ñuy wax ay léegi ci biir loolu man bëgg naa sax ngay wax ma saaga yu leen di saaga porté wala ko plainte defoon. non baal nañ ko. ñun ñu wax baal nañ ko. ñemewuñ ko nag de. ñun ñu def baal nañ ko. ñemewuñ ko de. koo xamante ni wax dëgg yàlla ak yonent bi su jàkkaarloowee ak man. il n'ose pas me regarder. ñemewu ma xool. moom de nee na ñeme wala ko xool. xam nga ni waaw mais c'est-à-dire xam nga boobu gis nga pas de face lii laay chaque jour lu tax ma doon invité boo ma waxee ma ne du ma ci wax. lii laay bañ. moo ma mag ci ay at yu bari magee nañu ko. mais du ñu moroomam. te koo dul moroomam doo moroomam. man on ne me voit pas sur le net. chaque jour. musul am may wax. duñ ma gisul ma loo am naa liggéey. j'ai un travail. hormis la musique. aw ma sax jot je suis hyper busy machallah te yàlla na jëm kanam. je n'ai même pas le temps de l'écouter mu ngi saaga en l'air. Thiat tamit bi muy saaga mu ngi koy saaga en l'air parce que Thiat il est sur autre chose. kon booy saaga ñu la déggul. sérieusement tu perds ton énergie. est-ce que sa diggante Thiat méttiwu ko. man daal. parce que si je comprends bien c'est histoire Thiat bu nga ci waxee tuuti. sama diggante Thiat de wax dëgg yàlla wéyante bi kenn rek la doon mën a metti. mu xaw ma xool nu ma ci sax jéem a waxee moom convaincre ko fexe ko gëmloo muy sama yaay. mais jabar sax bu ko méttee. na tas dem. dëgg la loolu ci loolu moom papam da ko tere woon Thiat. histoire bi may nettali peut-être sax dina la bett. sa sama benn xaritu papa. tax sa benn xaritu papa. waaw papaay kii nu mu tudd fecckat bi waykat bi. fu mu dëkk dimbali ma Papa Ndiaye Coppet. sa benn xaritu papa dana doon tere nga ànd ak Thiat. plus souvent waxinam da doon wax naan bàyyil puune bi nga topp nga dem nga def lii. lu rouge. waaw lu rouge lu xonk li ba ko nga dem nga jël sa yoonu bopp nga def nangam. ci loolu bi muy expliquer histoire boobu di ko wax sa papa di la teg nga toog. Thiat mi ngi dégg wax ji ba sax après dafa dem këram di jooy bu lu bari ngir tudd ko ci histoire boobu lan nga ci mën a wax parce que bu lu xoolee bu baax collègue yu dëgg ba fa nekk. non Thiat moom wax dëgg yàlla commentaire bi ma am pour def ci moom. il est plus qu'un siamois. Ah oui. Un siamois pour ñi ko xamul mooy da ngay gis ku juddu. mu am ñaari bopp. ñaari nit a fa waroon nekk. mais tellement que jaxasoo nañ ba nga xam ni. da ngay gis benn corps bu def ñaari bopp benn tànk. ñaari loxo nii nga xam ni voilà mooy loolu. c'est plus qu'un siamois pour moi. D'accord. c'est quelqu'un boo xamante ni c'est un grand monsieur.
gis nga li Serigne Touba ne Alaaji Fàllu Mbàkke su wàccul woon këram mu feneen fu mu wàcc mu xaaraañi ko caat su ma yàlla dajale woon ak moom boole ñu bokk li ñuy def feneen fu mu nekk dinaa ko fa fekki wuti ko lii dëgër na de ànd bi. ci lu bëree bëri non ci lu bëree tax nag waaw si ci lu bëree bëri parce que booy ànd da ngay ànd ak koo xamante ni daf lay teg ci siraatal mustaqim c'est quelqu'un boo xamante ni sénégalais yi dañ ko umpale bu baax a baax a baax bu baax sax man dinañ taxaw yow man xiyaam may seen ay nit yu bëri di dugg safara caata leen fay dugal wala bokk na ci li leen fay dugal waaw parce que y a trop de jugement sur cette personne et c'est un grand monsieur d'accord mais yaa ku mën a mun ku dëgg la ku mën a dékku ku mën a jël cëram jox la ko toog bàyyi kooku bu ñu amee xaalis bu ñu war a séddoo du ma ko tàggu ne ko nii lay demee xamul ko sax li jëntiwul sax ñaata la damay ñëw rek ne ko bon mu gis ma mu ne ma booy xaalis am na ma ne ko waaw mu ne ma waaw du ma fay sama appartement fan yi yëpp aw ma essence ma yëkkati jël la ma ca neex jox ko te ba fi may wax ak yow nii c'est-à-dire nit la boo xamante ni nit ku doy waar c'est-à-dire mënuma wax lépp mais nit ku doy waar non nit ku doy waar du ma xam la moo tax yàlla ma Sénégalais génn si ñoom peut-être yow yaa génn ci ñun Sénégal loolu déglu rek Sénégal génn nañ ci yéen de waaw ci la ko fu ngeen déglu yéen fu ngeen mës a wootee day fees dell gaa ñëw wuyu si leen danañ ba léegi bu ngeen wootee sax picc du fa ne picc yow bakki dama mu mujj fii place de l'Indépendance ngeen woote fa marché kenn faalewu leen te nga génne sax di traité Sénégal ay lâche waxoon ci loolu loolu non mosuñu woote marché sax en fait du yaanaama mooy est-ce que xam nga ni depuis l'arrivée de Macky Sall ay plateforme rek ay am parce que y a eu la naissance de plus de 200 mouvements je sais pas si tu es au courant mais il y a 200 mouvements ou plus dans ce pays dañ leen di gis ñoom ñooy daje ci ay plateforme comme lu mel ni aar lu ñu bokk plateforme bi njëkk a am mooy plateforme bi amoon contre le mur Y'en a marre ngi woon ca plateforme ba beneen plateforme bi ñëw mooy aar lu ñu bokk Y'en a marre bokk na ci plateforme boobu plateforme bi mujj ñëw mooy ñoo lànk Y'en a marre bokk na ci plateforme boobu mais depuis amul benn kii boo xamante ni depuis l'arrivée de Macky Sall organisé wu nañ de telle sorte que amatul parce que dañu gis au temps de Wade peut-être da doon am benn Alioune Tine moo doon porter le combat mooy déposer autorisation mooy def yi mais ñu gis ni après bu amee débordement da ciy am problème ñu ne pour nous protéger loolu bokk na c'est juste un petit point pour nous protéger plateforme et puis tey jii yéen a bokk plateforme ITV tey jii kuy xëy si di ñëw ci ITV yéen a ngi fexe nu mu nekkee la télé number one. Ça c'est vrai. yéen ñëpp ko ci yéen ñëpp ci loolu la xëy de ataaye yi innovation yi ngeen di kii yooyu yëpp loolu la alors noonu la ñu fexee bay tamit dem vers teg plateforme mais gëj nañu Y'en a marre kese ci jëmmi boppam taxaw ne dañoo fàttaliku moom. d'accord waaye loolu moo tax nga traité dama bëgg leeral ma la moo tax mu traité Sénégal de lâche moom mii wax na fi génn wax ne Sénégal vous êtes des lâches ndax woote na gars yi ñëwuñu ndax loolu. waaw loolu wax nga de moom man maa ko waxoon te nee naa la man fii ba suba ci ginnaaw ngoon lu ma wax moom mën nga cee dellu maa ko wax te état ba ma fekkoon ma koy wax bu ma ci fekkaatoon léegi dama koy wax rëccu ko non dégg li ma la wax état ba ma fekkoon fa ma tolloon ba wax ko su ma ci fekkaatoon léegi nii dama koy wax waaye xam nga lan mooy tax ñu naan kii c'est un grand homme nga def erreur nangu ko tu as mal communiqué nga taxaw ne j'ai mal communiqué di ñaan nag yàlla di la musal ci seytaan ak ci tàng rek wax ça m'a appris jàng naa ci que ni nit ki ndekete bu meree automatiquement lim du bés bu la ngay gis ni nga daan gis très bien donc le temps bi j'avais pas l'habitude avec les Sénégalais ça c'est vrai je sais très bien di loo xamante ni ñu koy xeex pour tout le monde et que je ne les voyais pas te nag te sax ce jour les Sénégalais étaient sortis mais dañ leen bloqué woon ci seen gox yi parce que
Macky Sall. kay ma wax leen lenn. gis nga chaque jour mu ne 23 juin du fi mës a am. daf ko teg fu wér. parce que il est tout sauf un démocrate. il n'est pas du tout fair play. Abdoulaye Wade. loo ko mën a waxal nangul ko ni. c'est quelqu'un qui aimait les confrontations. les débats d'idées. taxaw ne way yéen kilifa yéen waa M23 bu dee ni ngeen di wax dëgg la. je vais vous laisser manifester xool ndax les Sénégalais adhèrent. est-ce que li ngeen di wax Sénégalais yeneen ko wax loo. d'accord. le 23 juin. Abdoulaye Wade il a laissé les Sénégalais venir devant l'Assemblée pour manifester. C'est vrai. Parce que dafa ne attends je vais peser pour voir. Est-ce que si c'est le peuple qui parle ou les politiques qui parlent. mais bu mu gisee ni c'est le peuple qui parle. il a reculé. d'accord très bien. mais contrairement nag ak ki nga xamante ni moo fi ne. xam nga tey jii Padros. peut-être man su ma avancé. je ne peux plus faire machine arrière. pour beaucoup de choses. mais tey yow Padros mi nga xamante ni xamuñu la ci. jiite combat. soo gisee ni boo ñëwee ci combat bi sa waay am na lu fa mën a fekk da ngay yokk su ndànk kenn ça va passer inapproché kenn du xam ne Padros ñëw. d'accord mais dañ naan kilifa di gisuñu ko ñëw. man lu métti dama fay ne. da nga taxaw mais tout le monde n'est pas moi aussi. d'accord tu vois léegi temps bi li ci des bariwul ñu wax ci actualité yi tuuti lu jëm ci problème Cissé Lo naka nga ko gisee en tant que sénégalais doomu réew mi nekk ci réew mi nekk politicien nekk koo xamee c'est-à-dire bari na ay casquettes yoo xamante ni porté na ko ci politique bi. waaw xam nga di saaga ak yeneen. waaw xam nga déggu tubaab la rek. du ma jaale du ma àtte. du ma jaale tey boo ko yow lii tey Cissé Lo def. boo ko maa ngi ñëw ku yor sa kuy ba mu màgg yow lay njëkk a mbëkk. wala bu mbëkkee ñëpp ba nga deske dina la mbëkk. Cissé Lo c'est pas la première fois qu'il insulte les gens. mais cette fois-ci daf ko defee foo xamante ni. waaw kañ waay. mais Cissé Lo saaga nañu fi. c'est vrai. Cissé Lo saaga na fi Ousmane Sonko. fu mu mujj. déggoo sax ñoom ñu kii ci waaye tey Cissé Lo saaga na ñi mu bokkal. alors coow lu ne paf. te encore une fois j'invite les Sénégalais ci ñu bañ a déglu saaga Cissé Lo yi. parce que on est habitué à ces insultes. mais nañ déglu message ba ca biir. lu ñuy wax ay affaire ci biir dañ ciy wax ay affaire. ah bon nañ jël non nañ simpi saaga yi ñu teg ko fe. ñu déglu leneen li muy wax. d'accord. moo tax ñu ñuy jàngal ni wax. boo bëggee mu jëriñ da nga koy wodd. léegi foofu justice lan mooy taxawaayam ci Cissé Lo. justice lan mooy taxawaayam ci Cissé Lo. déet Cissé ba pare Cissé Lo. saaga yi invité wuñ ko dans un plateau télé. je ne défends pas Cissé Lo de. je ne le défends pas. invité wuñ ko ci plateau télé. mu taxaw di saaga publiquement quand on dit injure publique loolu bés bu ci justice toppee Cissé Lo. c'est de la dictature comme li mu am habitude di def su Macky Sall bëggee def loo leen def loo leen. d'accord très bien. mais Cissé Lo. yow Padros tey jii am naa sa numéro am nga sama numéro jote nañu am naa bu fekkee sama xel toll na ci ma envoyé le message vocal saaga la. demal cybercriminalité. c'est vrai mais yow boo ko publier. yow yaa déggal ñeneen ñi saaga yi yow au contraire ki ko publier moo saaga nit ñi. comme Cissé Lo amul dara la ko justice war a toppee ci côté boobu. mais bu ko justice di toppee mooy ki mu saaga directement ne dem bu affaire bi cybercriminalité. mbirum Ndongo ak xarit ak ki nga xam ne moom moo di. lu ma dalati waay dimbali ma. Babacar temps bi moo jeex moo dafay profité te bëgg nañu nga wax ci actualité. man dama leen di invité ñoom Babacar Ngom. ñoom Demba Ka. ñoom ñi nga xamante ni aujourd'hui c'est eux qui incarnent. les Ndongo baal leen ma de tuuti rek moom moo terminé. c'est eux qui incarnent ou réincarnent. les Ndiouga Kébé et les Djily Mbaye. ak ay maam Cheikh Anta borom gërëm ak dërëm. ci wàllu richesse koom-koom. dama leen di invité ñu mel ni ñooñu mosoo leen dégg ñu ne am nañu coow ak néew di doole yi wala ak baadoola wala baykat yi. au contraire dañ daan ne bëgg di jot. ñuy seet fépp fu këru baadoola ku loxoom jotul ginnaawam. ñu dem dugal fa xéwal gu bëri. pour kooku tàqalikoo ak waddaañaam. surtout ñu nekk ci àll bi. mais loolu nañu bàyyi waa àll bi ñu noot surtout. nanu bàyyi di jël loo xamante ni ñëpp ko bokk gis nga suuf daf di loo xamante ni ñëpp ko bokk. man fii ba su ma ci ginnaaw ngoon duma mos a nangu ni jox nañ une seule personne 200 hectares. pour lan
te beneen bi ma ci gën a naqadi mooy depuis que le Sénégal est Sénégal ñi nga dégg ñu ne ñoom lañ jox suuf yi yëpp à Dakar ñoom lañ joxaat suuf si ci àll bi ah oui fii 2 ans ou 5 ans ñu buñ demee ba ne suuf amatul Sénégal bés boo nee nan ñoom mu ana ñu moom suuf yi 100 personnes ay taxaw. digganteem ak Aby Ndour ak coow li am fii ci mbirum littoral bi ci VDN ci corniche bi. je ne maîtrise pas dégluwuma ko sax sérieusement ay bu dee Ndingler parce que c'est toute une population. D'accord moo tax je me suis impliqué. bari na lu ñu waroon waxtaanee ci côté actualité c'est personnel nañ ko. bari na lu ñu waroon waxtaanee ci actualité mais taxaw bi moom la xoj mais maa ngi jégalu téléspectateurs yi. Gazelle Oryx bi moom laa ma gënoon intéressé mais waaw ñamal ñu ci tuuti mbirum Gazelle Oryx bi ak ki nga xam ne moom moo di monsieur le ministre Abdou Karim waaye taw bi Sall Abdou Karim Sall waaw c'est-à-dire xam nga j'ai écouté mon grand frère Alioune Tine respect qui est un vrai combattant surtout mu am benn wax ju am solo diim dafay am waaw te buñ la dénkee loo xamante ni c'est un bien de l'État ñépp ko bokk nga def ci njuumte la première chose que tu dois faire mooy tu présentes ta lettre de démission tekkil say ndombo tànk boo tekkee say ndombo tànk ba pare nga taxaw ak askan bi ne leen man de dama leen tooñ ci seen alal baal leen ma àq lijjanti nga ñaari mbir lijjanti nga loo xamante ni c'est un honneur surtout lijjanti nga beneen boo xamante ni sa diggante la ak doomu aadama yi nga tooñ léegi nag nga nekk un citoyen simple aussi pour permettre à la justice de faire son travail parce que tey jii xam nga ni Macky Sall du seetaan mu ko ñuy convoqué Abdou Karim Sall di ko topp ci affaire bu Auguste du ko seetaan mais Macky Sall kañ la mu sa bàyyi ku far ci moom ñu koy traîner à la justice mais loxoy Ablaye Wade dugg na ci mais Ablaye parce que Ablaye Wade il a compris le crime il a compris ce que le gars a fait. Ah oui, il l'a compris. Ah oui. Ah oui. D'accord. Au-delà de c'est-à-dire am na ñeneen ñoo xamante ni ñoo gën a comprendre fuuf crime bi mu def. Ouais. Loolu ils seront mieux placés et bien placés pour expliquer les Sénégalais degré de crime bi. kon léegi foofu yow lan ngay conseil justice. mais li may njëkk a conseiller mon frère Abdou Karim Sall. Abdou Karim Sall ba pare. parce que quoi qu'on puisse dire. qu'il est ministre. ou qu'il l'est pas. c'est un Sénégalais c'est un frère. mën naa ko nangul bu bëggee sax ma nangul ko ni ko njumte la. mais li ma koy conseiller mooy. juum nga. démissionne. juum nga. taxawal baalu Sénégalais yi. mais il n'a pas à se défendre taxaw naan je n'ai rien à aw ma benn kii bu ma ci kii. loolu c'est un manque de respect. et c'est irrespectueux. ça c'est vrai. nit boo respecter sa bopp. mooy nga taxaw di reconnaître li nga def ba pare taxaw jéggalu. justice li mu war a def. mooy il doit faire son travail. très bien mbirum Gazelle Oryx baa ngi noonu donc foofu la ñuy jeexalee gërëm nañu la kilifa taw bi moom la xoj parce que bëggoon nañu commencer ak yow 17h. mais bon ak activité dëkk beeg yooyu. te yow yaa ngi ci ay affaires yu bari. en tout cas c'était une très bonne émission. waaye surtout. vraiment juste que sama waa ji. kii dana benn question rek ma ci déppale. mooy voilà quoi mais bon. anyway loolu daay na. anyway waaw li ñu bëggoon lépp mënuñu ko jeexal. bon mënuñu ko def. mais kontaan nañu. non man fii la ëppee wax dëgg yàlla ak yonent bi ci yoote bi. est-ce que du ñu yoote. il faut ñu defaat beneen yoote de merci chers téléspectateurs. demain inchallah ñu dellu si waat ci ITV jàkkaarloo ngeen 17h ba 18h30 lu mooy loolu léegi Bokar ñu dem ci rajo ba léegi inchallah rajo ba 19h ba 20h45 sur iRadio mais kër gi ak kilifa ak Thiat dinañ leen am spécial émission ci rajo bi. waaw bu ko defee ñu ngi nekk di préparer le prochain album surtout Secret d'État. waaw qui va bientôt sortir. loolu dina doy waar de. ñu ngi nekk aussi di préparer un jeune très talentueux Narapi. donc ñaari album yi boo moytu ñoo nar a génn. I will say my man Mr. Narapi. voilà. sit down man jaajëf waay. Mr. Dev de Changal rappeur yi nekk Penku Side. Mr. Dev ñoom Laas. d'accord Alaaji Papa Gadiaga tout le monde. Gadiaga waa njabootu kër gi. jaajëf donc xara